talaata ñaar fukki fan ak ñett si wakat ji gàmmaatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi mala gi ci gën a fës. tere ba sàqi na réewum Sénégal daloo li nga xam ne moo di TER bi Train Express régional tey ji nag bokk si fukki fan ak juróom yi nga xam te ne bi dugg nañ ci ñi mën a tukki te duñu fayda rek ginnaaw am mbind moo xam ne am nañ ko sa gaar bu Colobane am na ñoo xamante ni bi jot nañ faa yegg si nañ ci ànd ak Abdourahmane Di ginnaaw bi ñu dellu si ba suppa daloo gi ni ki démb sa njiitalu taxawaayu njiitu réew président Macky Sall nañu dellu si waat rek si ñi nga xam ne ñoo di waa IT di ñi nga xam ne ñoo di commission nationale bi koy daal di wot nag daal nañuy fësal ñoom it seen rapport bu année fiscale atum 2020 dellu si waat nañ ci li nga xamante ni bi moo di manduwaa rek li nga xam moo balde si réewum Sénégal li nga xamante ni bi yokkute yegg na ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak ñett si taxawaay yëpp kii ko jiite Marie Coll Seck waaye nguur gi nag li nga xam ne mu ëpp seen bopp di njëriñ li nga xam ne war na koo am si askan wi dañ ci dellu si waat ak ki nga xam ne moo di Pape Babacar Ndour dinañu daal di def ab taxaw seetlu it si li nga xam ne moo di napp gi ak ab lël boo xam ne jëm na ci taxawal bureau exécutif boo xamante ni bi mooy ëmb réseau national yi si wàllum conseil locaux yi ngir wàllum napp rawatina li nga xam ne moo di nappum cosaan di pêche artisanale doo nekk daan nañ koy taxawal muy nekk ngëneel boo xamante ni bi dina ko am si wàllum koom-koom mi tukkee si napp mi si réewum Sénégal ni nga xam ne noonu koy defee talaata ju jot tey ji nekk nataalub koo xamante ni bi daan nay gis boppam ci réew mi ba mën a daal di taxawal yëf yi boppam di Johnny pour turam dëgg di Jean di Dia dina dajee ki nga xam ne moo di Aïssatou Kane del si waat nag si li nga xamante ni bi moo di liggéeyam ay continue fu ñu koy daal di dugal la daal di sos waaye jàng na li nga xam ne moo di liggéeyam tasum xibaar mbokk yi li ma di gën a fës si biir jotaay ñes ki ñu def si faram fàcc. saxaar ga deqi na TER di Train Express nag daloon nañ ko si réewum Sénégal ni ki démb koppar yi ñu ci dugal yegg na ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukki milliards si tolluwaayu bu njëkk bi nga xam ne jóge na Ndakaaru si gaar bu njëkk bi ba gaar bu yees bi nga xam ne moom la ñu samp sa Diamniadio jaar si fukk gaar ak ñeent yoo xamante ni bi yu wuute la ni ki démb lañ ko doon daloo si njiitalu président Macky Sall mi nga xam ne dellusiwaat na si kàddu soññi ak jubluwaay gi nga xam ne ko am na ko ci yéen dellusiwaat si ndaje li démb ak Boubacar Dia. TER bi tàmbalee daw lii nag di phase de commercialisation bi bile projet ñu jublu si gën a yombal dem beek dikk bi diggante Dakar ak banlieue bi waaye tam fexe ba Dakar Diamniadio ak aéroport international Blaise Diagne dem bi gën a yomb. Prochain arrêt, Diamniadio, terminus du train. Tous les voyageurs descendent du train. En somme, il s'est agi de penser et passer. si tënk dañuy xalaat teg si jàll si anam bu bees méngoo ak jamono dafay tax ñu safara jafe-jafe yi tey te xam bu baax lan moo ñuy xaar ëllëg ndax jafe-jafe ëllëg dafay jot tey ji ñu saafara ko mooy vision wu TER di Train Express régional foog nit ñi xam ni kuy gouverner da ngay prévoir. C'est aussi vouloir le meilleur pour son pays. bëgg lu baax ngir sa réew tax ki nga xam ni moo di njiitum réew mi di sàkku rekk ci askan wi ñu jël TER bi def ko seen moomeel. Je vais m'arrêter pour inviter nos compatriotes. damay taxaw di ñaax askan bi di leen wax ni TER bi seen yëf la ñu bàyyi ci xel ci kaaraange gi naka noonu aussi gaawaay bi bu ci kenn sànni ay outils métalliques. ndax courant la bi la TER suñu patrimoine la nañ ko bàyyi xel ak génération yu di ñëw su ko defee ñoom tamit ñu mën koo jëfandikoo. Pour les générations actuelles et pour les générations futures. ñeneen ñoo xam ni njiitum réew mi mu leen di artu moo di ñi nga xam ni ñooy liggéey ci gouvernement bi mu leen di woo rekk ngir ñu jël TER bi ngir dem liggéeyi walla doxi yenn soxla yi. Je voudrais aussi inviter les autorités de l'État, à commencer par les membres du gouvernement.
maa ngi sàkku ci autorité yi rawatina ministre yi ñuy jël TER bi su ñuy dem Diamniadio TER bi nit mën nga gaare sa oto nga yéeg si comme nuñ koy faral di gisee ci réewu Europe man sax su may faral dem Diamniadio léegi TER bi laay jël ndax nekk na lu mucc ayib te sénégalais yépp mën nañ ko jëfandikoo. Moderne à la disposition de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises, quel que soit leur statut. yeneen juróom-ñaari train Macky Sall xam na ni commandé ne ko ngir lépp doon ñaar fukk ak ñaari train li nag mu jublu si ligne train bile yegg ba fi nga xam ni moo di aéroport international Blaise Diagne waaye yemul foofule Macky Sall xam na ni nag ñi nga xam ni ñooy jël BRT bi mën nañ fa jaaree jël li nga xam ni moo di TER bi li yëpp nag ci benn ticket bu ñu amalee li nga xam ni mu di ab système de transfert. Buna banganya marenan Buna rek mo benu ten Wajan Afrikanan Priman lanta premier foofee la njiitu réew président Macky Sall xamle ne lu ko dalee tey ak fukki fan ak juróom yi nga xam ne moom la ñuy dugg TER bi mënees na ci dugg dem Diamniadio fi nga bëgg a dem dale ko ci mboolem ñi nga xam ne ñoo di fukk ak gaar ak ñeent yi nga xam ne am na ko te des ci fay dara waaye nag loolu day fekk nga bindu ba noppi am na ñoo xam ne xëy nañu lu ni mel wutali fi nga xam ne moo di gaar bu Colobane ñenn ñi jot nañ ci dugg waaye am na ñoo xam ne dañoo jàppoon ni ak bindu amu ci waral nag jotuñu dugg ci li nga xam ne moo di TER bi ñu ànd seek ki nga xam ne moo di Abdourahmane Li ak Moussa Fall. doo fi gis ñu bëri ñenn ñi nga xamante ni ñoo ñëw fii di gaaru Colobane xam lu TER bi di nirool moo leen yëkkati fukki fan ak juróom yi nga xamante ni dañu leen may kon ñu yéeg ci train bi te duñu fay dara daanaka dina leen ko yombalal waaye ñoom ñi le bu ñu yegsee fii faw ñu wane seen ticket invitation ngir mën a yéeg ci train bi. condition bi loolu la il faut nga am invitation mais nag bu fekkee amoo invitation suñu ndaw yi ñu ngi fi pour ñu mën a jël coordonnées yëpp pour ñu mën a yónnee benn formulaire boo xamante ni da nga koy remplir léegi boo ko remplir ba pare di nga am une invitation te moom ngay ñëw daal di ko présenter pour mën a voyager ci TER. daanaka équipe am ñu leen di xàmmewee seen uniforme ñooy dalal client wu TER bi muy ay client yu si mel ni Mohamed Ka dëkkee ba ca Diamniadio TER bi di lu am njëriñ si gis-gisam. xam nga tey mënoon naa dem jot tata xam nga dugg si biir xam nga gars yi foofu xeetu parfum yi dala dal xam nga man asthmatique la xeetu parfum yi dala dal yenn xet la dal jaaykat di jënd ñëw dugg xam nga yenn affaire tey bi ñu jëlee loo xam ne teel a tey am na yenn affaire yoo xam ne éliminé ko ne si genre dina ma arrangé tu vois te tamit am na yeneen Sénégalais yu muy arrangé parce que tamit di nga dugg doo sonn di nga toog fët di nga egg doo des yoon bi même pas 15 minutes. si gaaru Colobane ba léegi ñu tasee fekk ab fonctionnaire Nafissatou Diop yàkkamti la defoon ngir yéeg ci train bi daanaka di xalaat tuuti. waaw dama bëggoon dem Rufisque mais dafa am na soxla moo fa doon doxee léegi nag même dama ñëw ñu ne ma sur invitation rek nga mën a demee léegi jël nañ samay coordonnées nee nañ dañ ma fixé rendez-vous pour jour bi ma ci mën a demee. baax na de wax dëgg yàlla mais suñu ma bàyyi woon ma dem tey nag ci lay gën a baax parce que dama am soxla ma fay doxee bi ma yàkkamti. keneen ku bàyyi ay yitteem ngir TER bi di bile jaaykat nekkee ca marché HLM. juróom-ñetti ati jafe-jafe yoo nga xamante ni dund na ko ci tali bi mu ne diggante Mariste jàpp HLM tax na tey mu ne TER bi lu am solo la ngir Sénégal. depuis 8 ans xam naa li ma doon ci tali bi comme lii boo amee dina gën a facile pour ñëw bi dëkk bi ak dëkk bi dama ci bëgg daal dama ci bëgg lool ñu ñaan yàlla tamit mu jig ñu ànd ak moom ba mu àgg ba Fuuta. ngir yombalal dem beeg dikk bi TER bi tàmbali na daw muy lu askan wi di ñaan ko si nekk def ko. sa yëfu bopp. laataay TER bi daw ba Fuuta njiitu réew président Macky Sall moom ma ngay wax ak ñi nga xamante ni bii fii TER bi am di Diamniadio loolu nañ ci mu ne dina leen taxaw moom si boppam ba ñu ma jot ci ndàmpaay nu mu gën a mucc ayib te soññ na ci ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi yëpp yi kàddu njiitu réew président Macky Sall ñu teewlu ko ak Boubacar Dieng ak Bara Sow. Je voudrais saluer et remercier les impactés du projet. maa ngi sant di gërëm ñi nga xam ni nag ñoo di impacté bu train express régional bi
ñoom ñi nga xam ni nag train bi dafa indi ay gàllankoor seen wàllum dëkkuwaay wala sax ci seen wàllum liggéey di leen jaajëfal ci seen taxawaay ak seen esprit citoyen bi ñu wane tey jile di leen xamal ni nag comme ni ko décret 2021 bi xamle dinañ ci gën a yokku dara mu di nag ci Bambilor njaboot gu nekk nañ la fa jox kër goo xam ne mi ngi tolloo ko 150 mètre carré lii nag yëpp buñ ko xayma muy doon 4 hectares ngir ñoom ñëpp lii nag nguur gi yëpp dinañ fexe ñu amal ko ku ci nekk jot li nga war a jot ba mu mat sëkk te man bi nga xam ni nag maa di njiitum réew mi lii yëpp dinaa ko saytu ba mu jaar yoon. À vos côtés jusqu'au règlement du dernier cas j'y veillerai personnellement. kàddu yi njiitu réew mi ñi nga xam ne ñoo loru ci liggéeyub TER bi ñii seen bërëbu liggéeykaay ñee seen i kër bootu ci kuréel ñoom nee nañu dalal na seen xel li nga xam te ni bi moo di bërëb yi ñeen tànnal sa Bambilor li ñu bëgg moo di nañu gaaw jox leen ko ndax mu nekk loo xam ne dinañ ci mën a daal di tàmbale liggéey ba mën a sutur lu ñoom ak seen i njaboot wala bon ñu dëkk ci ki nga xam ne moo di Macodou Fall moo leen jiite ñuy teewlu kàddoom ci waxtaan mu seq ak laaj mal ci sa si kenn askan wi. situation impacté yi moom xam na compliqué na vraiment ba démb defe naa ni participer woon nañ ci inauguration TER bi donc avec le discours du président de la République bu wax ci affaire impacté yi wax ni suñu problème yi dina fexe ba mu réglé wu donc dana ko réglé d'ailleurs jox nañu à Lac Rose 40 hectares donc ku nekk dina am 150 hectares ci Lac Rose te keroog demoon nañ foofu visiter gis état d'avancement des travaux donc foofu moom am nañ satisfaction mais li des rek mooy li nga xam ne mooy secteur prime de vulnérabilité yi ak perte de revenu locatif yi nga xam ne war nañ ko fay donc loolu yëpp vraiment ñu ngi koy xaar pour état mën a accélérer au moins fay loolu quoi. jamono ji gis nañ ni TER bi lu toll ci 4000 emplois amal na ko alors impacté TER yi ñoom bokk nañ ci nga xamante ne am nañ ci xëy wala. waaw impacté TER yi nag président ba mu ñuy recevoir ci Diamniadio daf ñu woon ne dinañ leen jox xëy ci TER bi. en plus de li muy wax lépp mais da ngeen leen jox xëy ci TER bi te loolu yàgg na donc depuis loolu nag vraiment gis ñu benn impacté vraiment bu liggéey ci TER bi donc c'est pour cela dañuy lancer un appel au président de la République au moins pour ñu impacté yi mu faire bénéficier leen ci TER bi ci xëyu TER bi. ce soit suñu jigéen ñi wala suñu ndaw yi parce que on en a besoin. wax si ren di wàllum koom-koom ba léegi ARTP tegoon yi daan ay opérateurs yu nekk si réewum Sénégal Sonatel bokk si waroon na fay lu toll si fukk ak juróom benn milliards yu toftal loole nag ñi nga xam ne di ay liggéeykatam daan dañuy génn ngir ñaxtu ko nee nañu boobu li lim daa seet nekkul loo xam ne dëppoo nag li daal di dëppoo ko yoon waral nag ñu ne dañ ko daan xeex ngir mu waral nag ñu génnoon si wedeen bi baare woon sax télé bi suba gi ba laataa takk der yi leen fa daal di jëlee Samba Mintou Sey moom moo jiite amicalub liggéeykatu Sonatel ñu teewlu ay kàddoom si micro Pam ma jaxate Sarr. ku xam Sonatel xam ne li ko tax a jóg mooy góorgóorlu ba lépp loo xam ne diggaale naka client mi ak état bi ak keneen ku mu munti doon mu respecté ay kàddu mu nekk mbir boo xam ne daf ñu metti tey li ñu metti mooy c'est très simple dañu xëy suba ñu indi benn amende boo xam ne ça représente 3% de notre chiffre d'affaires xëy na wax si wolof day xaw a jafe mooy mu nekk 16 milliards. ñuy fàttali rek ARTP te ñun duñu ay ennemis duñu ay adversaire am dañu nekk ñoo xam ne ñoo bokk jotaay bi te rafetoon na rek lépp loo xam ne dogal nag maanaam si doxin bi mu soppi ko mu jur ay jeexi jaaxa ay réero suñu mbir mu ngi koy waxtaaneex ñun ba ëllëg ñi xam ne lu ñu ñoroon mooy nan la ñuy def tey ba suñu secteur bi nekk un secteur boo xam ne compétitif parce que xeex bi du Sénégal xeex bi Afrique la xeex bi àdduna bi la ñi xamal ne ARTP nous en tant que des cadres njóguñu effectivement pour di leen fustiger ce que nous voulons c'est juste une concertation ñu waxtaan toog waxtaan sénégalais yi ñi si bëgg a war a bokk suñu xool nan la ñuy góorgóorloo ba àndaat gën a nekk benn ngir effectivement intérêt clients yi intérêt état bi intérêt Sonatel mais intérêt képp koo xam ne tey laali nga si Sonatel wala laali nga si secteur numérique ARTP wax na ñun tontu nañ leen li si am solo mooy kenn ku nekk bu bëggee xam dëggantaan li xew mooy na jël cahier de charge bi nga xam ne moom la ñu signé woon ak ARTP cahier de charge boobu li ñu si waxoon atteindre nañ ko ba dépassé ko donc wet di gis bokk si dam leen di delloo rek si cahier boobu ak li nga xam ne moom la ñu ARTP publié ak lu ñu publié ngeen attel seen bopp di ngeen xam ne Sonatel matal na ay mbiram dinañ xam ne ñun duñu taxaw di xaar quand même ñuy naxasal suñu Sonatel li nga xam ne mooy c'est la fierté du Sénégal la fierté de l'Afrique si terrain bi dinañ indi xeex yi si war vraiment pour ñu xam ne lii jaarul yoon te ñaan yàlla vraiment mu bañ amati
si maanaam si ñun ak si keneen ku mu munti doon. ñu ngi ko doon juñ ci bopp xibaar yi commission nationale bu ITIE di ñiy saytu wàllum lépp luy tukkee si mbetteel ñi di maanaam hydrocarbure pétrole ak gaz daan nañuy def seen rapport fiscal batum 2020 dellu si waat na si nag taxawaay bi nga xam ne ràññeeku na réewum Sénégal yegg si téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak ñett si mbégum ki nga xam ne moo di ki ko jiite di professeur Awa Marie Coll Seck waaye nag li ubbo seen bopp de ni njàqare si ñoom moo di ñi nga xam ne ñoo di ñi nga xam ne di bërëbu liggéeykaay yi bawoo si réewum Sénégal la ñuy am si njeexital yooyu rek téeméer boo jël fukk ak ñett la loolu nag néew na loolu ñu dellu si waat si fësal gi ak ki nga xam ne moo di Pape Babacar Ndour. Sénégal woy di seq ay jéego ci yorin wi soxal entreprise industrie extractive yi ak jéego bu am solo boo xam ne nguur gi am na ko ginnaaw liggéey boo xam ne lëkkale woon na ñëpp ci taxawaayu kuréel gi nga xam ne ci biir réew mi moo yor ITIE. 2013 ba léegi nag seetlu nañ ne coppite bu rëy am na ndaxte képp koo xam ne at mu jot daan nga ci jot ñeent fukk ak juróom ci ay milliards nga dem tey ba li la dese mot ñaar téeméeri milliards bëriwul loolu ay dox ak ay jéego am na ci. juróom-ñetteelu rapport bi soxal année fiscale 2020 jox na ci ay poñ réewum Sénégal ci téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk ak ñett loolee sax waral ba mu yëkkati ci ay koppar lu yemook téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi milliards ci xaalisu CFA. li ñu am nag 185 milliards ci suñu xaalis ñun Sénégal. mooy li nga xam ne am na tey moom ci 2020 dañu gis ne loolu moo génn ci xaalis ba nga xam ni entreprise yi d'accord nañ si état bi d'accord na si ba Cour des comptes def liggéeyam. njiital kuréel gi ci biir réew mi nangu ne entreprise yi nga xam ne ñoo soqe ko ci biir Sénégal jariñoowuñu ci nu mu waree secteur bi nga xam ne jëm na ci wàllum hydrocarbure. gis ngeen ne yéen ñëpp dégg ngeen li ñuy wax la loi sur le contenu local maanaam su fekkee ne am nañu loo xam ni nekk na koom-koom ci Sénégal mu bañ a dem bitim réew waaye mën a toog ci ñun ci ñi nga xam ne dañuy liggéey fii ci Sénégal nekk ay sénégalais. dontele xam-xam bi mate na ko ci suñu réew liggéeykat yi bawoo ba tugal ñoo ngi wëy di gën a ràññeeku di am taxawaay ci yorinu barabu liggéeykaay yooyu. Pape Babacar Ndour ñu des si wàllum koom-koom ba léegi waaye si li nga xam ne mooy tukkee si géej gi ak napp gi taxawaay bi nga xam ne jëriñ ji nga xamante ne bii moom lañu jël ci dénk napp gi koom-koom yi tukkee si géej gi daan tànk samp nag li nga xam ne moo di ab bureau exécutif bu yees boo xam ne mooy daal di ëmb di ab réseau national boo xam ne mooy xalaat lépp luy daal di taxawu li nga xam ne moo di napp gi si wàllum cosaan di pêche artisanale loolu nag man nekk loo xam ne dina bijji bu baax a baax wàll wi te jublu li nga xamante ne bii moo di yarum jën ak taxawaay bi nga xam ne dina jur njariñ ci réewum Sénégal ndaje lañ doon taxawalee boobu la biir ñu dellu si waat si ak maam Seynabou Babou. réseau national bu conseil locaux bu pêche artisanale nag installé nañ ay membres yu bees mu nekk ab cérémonie boo xamante ne jëwriñ gi ñu dénk wàllum pêche fekkee na ko moom nag moo ngi fàttali solowu CLPA bu ñu sukkandikoo ci moom fukk ak benn redevance permis ak autorisation bu pêche jébbal nañ ko CLPA yi. secteur pêche nag dafa am importance particulière ci suñu économie ca la muy indi ci apportam ci wàllu sécurité alimentaire waaye itam ci wàllu création koom-koom ak yi di wax ni tey mbégte la am pour ñëw présider jiite installation bureau exécutif national du réseau national des CLPA. coordonnateur bu bees bu réseau national bu conseil locaux bu pêche artisanale moo ngi am mbégte ci nomination wam biile te moo ngi xamle ni dina def lépp ba ñu gën a mën a gérer lii di ressource halieutique. ma bamtuwaat ko jiite du tax nga doon ki gën a xam wala ki gën leneen yàllaa koy teg ci du question nu ma nekkee ci kaw réseau national mooy maanaam maa gën a xam ci ñi nekk ci réseau bi. C'est juste pour rassurer les gens que je serai ouverte, comme l'a dit mon ministre, à échanger avec n'importe qui veut apporter une solution qui pêche ci napp bi. jëwriñ gi ñu dénk pêche ak économie maritime moo ngi dalal xelu acteur de la pêche yi état bi na leen gunge.
ñi bokkal secteur bi ñoo leen tànn wax ni am nañ yaakaar bu rëy ci ñoom ñu dalal leen wax leen ni suñu wàll ñun danañ ko def incha allah pour jàppale leen ci liggéey bi nga xam ne moom la ko tey kuréel yi nga xam ne ñii di ay mool ñii di ay femmes transformatrices ñii di ay mareyeurs ñoo leen dénk en tout cas tànn leen pour jiital leen ci liggéey boobu wax. ñu fàttali ne rek CLPA yi dafa nekk ab organe bu gouvernance locale ab politique li ko tax a jug mooy fexe ba acteurs de la pêche yi gën a dugal seen loxo ci nan la ñuy gérer ressources halieutiques yi. Mame Seynabou Babou ñu wutali Guédiawaye aner bu Ndakaaru ak li nga xam ne moo jëm ci palum gox ci diwaanu Baxdaat ndaw yi taxaw nañu temm nag ngir bàyyiloo xel seen i morom yeeg mag ñi ki nga xam ne ñoo fari ci diwaan yooyu yi nga xam ne ñu ngay xaar ay woy politique ngir dagaan seen i baat ba ñu mën leen a fal ci njiital gox yi nee nañu nañu moytu ñu jëfandikoo leen ndax ñu bëri dañuy ñëw rek bu ñu leen soxlaa te bu ñu askan wi soxlaa ñoom woy politique yi duñ leen seen see wërngal boobee ci diwaanu Bagdad lañ ko amale woon ñu ànd seeg moom di leen fàtti. caravane lañu def ngir joytu métit yi nga xam ne seeni gox gi mu ngi koy am collectif bi ëmb ndaw yi nga xam ne dañoo engagé ngir intérêt Bagdad jóg nañu ngir yee askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne seeni gox gi le mu ngi koy dund. xool Bagdad xam ne mu ngi composé 17 quartiers am na sax ñu ne 21 quartiers bokk ci commune de Djiddah Thiaroye Kaw mais Bagdad amul lenn loo xamante ni tey jii mu ngi koy bénéficié woo tey jii poste de santé bi nga xamante ni moo gën a tuuti sax bu ñu bëggee faju ji dañuy jéggi poste de police amul fi insécurité sonal de Bagdad ku ne insécurité wax Bagdad ndax lëndëm na lëndëm goo xamante ni amul benn éclairage public bassin baa ngi nii ñu def ko fi tout près amul lenn loo xamante ni mu ngi koy jëriñ waa Bagdad jafe-jafe yooyu yëpp la kuréel bi taxaw toog gestu ko ba xam ne lii ay jafe-jafe la yoo xamante ni depuis lors yàgg na lool te dara mënu see changé wu amul benn xar kanamu boobu Bagdad changé ñu ne daal il faut ñu taxaw temm pour nga xamante ne lii mooy jafe-jafe yi Bagdad kuréel bii di COSEB taxaw pour xeex ko. jonte goxaan yi ñuy dem say su ne dinañ fa gis ay jiixi jaaxa yi nga xam ne day am ci biir askan gi lay waxtu jooju la ndaw yi nga xam ne ñoo dëkkee Bagdad jóg taxaw ngir bañ képp koo xam ne mu ngi leen di manipuler rawatina jëmee ci politique. parce que loolu moom dañuy indexé directement ki nga xamante ni mooy président Macky Sall parce que ba mu fi indee coowul découpage ba tey am na ñu naan parti Bagdad mu ngi waxi naan ñi naan parti Bagdad mu ngi Djiddah Thiaroye Kaw tey bu ñu demee ba ay maire di génnee ay décret naan Bagdad parti fait partie de waxi naan ay maire di génnee décret naan ko déedéet loolu amul kon tey ji ñàkk a wekk waa population Bagdad moo ko waral tey ji kuréel boobu loolu la taxaw xeex ko ndax lan gis nañ ni Bagdad tey ji poids électoral bi fi am ba fa bari rëy na lool ñu frontière ak Gounass frontière ak Wakhinane ay militants di dugg si ñu ne Bagdad bokk na commune de Djiddah Thiaroye Kaw ay nit di ñëw di jël ay nit di leen transféré ci commune de Wakhinane. ndaw yi nekk ci collectif engagé pour intérêt Bagdad jóg nañu taxaw ngir yee seeni askan ci jafe-jafe yi nga xam ne seeni gox gi mu ngi koy dund. ci beneen wànn bi ñoom def nañu benn caravane bi nga xam ne dañ ko def rek ngir yee politique yi ñu bañ a di manipuler ñii di askan gi. moom di lañ fàtte ñu jógee foofee wax lu jëm si wàllum njàng meek njàngale mi ko si def ab la jëm si ni nga xam ne noonu lay njàng mi amee koppar di wàllum financement mbas mi war nañoo jàngal lu bëri ñu ne ndaxte day war ne dañoo war daal di mënal suñu bopp nag waral ñi nga xamante ni bi ñoo di njaboot ci war koo def seen yëf yi bopp waratu ñoo xaar kenn koo xamante ni bi moo leen di jox wàllum financement te ku la jox yi gët foo ko neex ngay xool li ëpp léebu boo xam ne wala foo ko wax waral nag ñoom ñu soñu askan wi si wàllu wu ni mel Hélène Rama Niang mooy ki nga xam ne moo jiite conseil administration foofu ko ci dem ñu teewlu kàddoom ak Abdou Khadim Thiam. financement domestique bi dina am njëriñ bu rëy parce que ñëpp xam nañ ñi nga xam ne dañuy jox xaalis ñu jóge bitim réew ñoom tam dañuy ñëw ak seen bëgg-bëgg dañuy ñëw ak seen mbëbët léegi bu fekkente ne yow li ci ëpp yow yaa koy jox sa bopp dafay wàññi aussi tubaab nee na dépendance li nga xam ne aussi dañ ko warloo ak ñi ñuy jox xaalis daf koy wàññi te bu ko wàññee loolu mooy ñun daf ñuy jox suñu àq ak yelleef bu gën a mag bu gën a rëy daf ñu jox dëgërlaay daf ñuy jox aussi ñu mën a moom suñu bopp mën a am suñu moomeel ci wàllu njàng meek jàngale loolu kese la.
tekki fii ci réew mi la tekkee donte bawut ci réew mi doomu réewum Centrafrique la mu ngi wuyoo ci Jean de Dieu ñi nga xamante ni bi lay yëngu ginnaaw bi nga xam ne jàng na wàllum tasum xibaar ba noppi moo di créer foo xamante ni bi dañ fay def ay contenu di créateur de contenu boo xamante ni bi del si waat na si xarañteef googi nga xam ne moom lay amal donte yombul loolu muy liggéey si réewum Sénégal ndax kàllaamay wolof gi déggu ko bu baax daje nag ay sotukan. Bonjour à toutes et à tous. C'est sur la berge droite de l'île de Ndar, celle qui fait face à la partie la plus continentale de la ville historique du Sénégal, que je vous fais cette vidéo pour vous. muy kuy sos si xarala yees yi taxawal lii di wuyoo Johnny Production bëgg loolu karaoke artiste bi daa boole liggéeyu journaliste ak création de contenu. Pour moi ça va de pair parce que boo nekkee journaliste it mën nga it nekk créateur nekk journaliste ba tey nekk créateur loolu it daanaka benn la rek booy xool ndax journaliste day créer contenu naka noonu ñeneen ñi waaye it nekk journaliste ba pare nekk woykat dafay doon loo xam ne dafay xaw doy waar ba tax na saa su ne rek faaw nga jiital benn bi ci des nga xaw ko bàyyi ci ginnaaw damay nekk journaliste mu doon loo xam ne passion la ci man dama ko bëgg. waaye it bu heure liggéey jotee maanaam jëm ci wàllu musique bi jël clavier bi dama koy def loolu rek mu waral lu ni mel. La musique au clavier. muy ndaw bu xarañ loolu si lu def bu kàngaar di jëfandikoo ay kit yoo xam ni fu ne mun na ko yóbbu. tablette piano carte son ak micro lay jëfandikoo ngir sos ay contenu. Ce que je fais, c'est que j'utilise mon téléphone ou ma tablette. damay jëfandikoo sama téléphone ngir rek def musique dinaa si jël ay son waaye dinaa si jël yenn saa yi ay vidéo ba tey dem ci wàllu musique bi ak i contenu yoo xam ne dama koy créer mën naa dem xool benn bërëb boo xam ne sax daanaka kenn du ko foogee clip mu def ay vidéo yoo xam ne yenn saa yi mu doon yu xarala waaye yenn saa yi mu doon yoo xam ne du ko tax a ñëw lool waaye tamit bu ñu ko defaraatee rek day doon loo xam ne dañ koy mën a jëfandikoo yenn saa yi mu jël ay artistes ci mel ne Jaamaan ba mu génnee clipam bu yees bi jël naa ko ci benn vidéo jël naa ci ay gox yoo xam ne découvrir naa ko ci diggante bi ku ci mel ni Podor Basax Ndar yooyu na saa su ma fa demee rek dama fay def ay découverte jël fa ay vidéo ak ay photo yoo xam ne dinaa ko mën a jëfandikoo ci loolu. J'ai des vlogs sur YouTube et c'est ce genre de contenu en général que j'ai. J'aime bien Wally Seck mais je chante pour moi. donte ñàkk di wolof yombalu ko mbir yi ak ñàkk mën a jot ci données yi Jean de Dieu di gis boppam bu baax ci liggéey bi. Alors, arriver à m'en sortir, il faut dire déjà que mon initiative, elle n'est pas très, elle date de pas très longtemps. C'est une initiative naissante, mais j'ai déjà des retombées. Je commence déjà à avoir clairement des marchés, des gens qui me sollicitent ou bien qui, grâce à mes contenus, me proposent de faire des annonces. Donc, je suis très optimiste pour le futur. Sur Instagram, j'ai un petit marché, c'est-à-dire sur Instagram, je pose du contenu. Et grâce à mes contenus, j'ai par exemple posé un contenu sur le coronavirus. J'ai fait une petite chanson où j'appelais les gens à respecter les mesures barrières. Et il y a une société qui est spécialisée dans l'industrie de la santé, enfin dans le domaine, excusez-moi, de la santé, qui a été intéressée par cette vidéo, qui en a fait une vidéo de campagne par exemple. Et ça m'a rapporté quelque chose, concrètement, de l'argent. li mu mun nag ci YouTube la ko jàngee mu fas yéene koo jàngal yeneen ndaw te di ñaax artistes yi ñu gën a farlu. Pour moi ça va de pair parce que je disais que je suis journaliste. li ma bëgg rek mooy wax ak ñi ñuy wax créateur de contenu maanaam ñi defar ay jumtuwaay ñu jëfandikoo booy xam rek ne boo nekkee artiste wala comme ñun ñi nga xam ne ñu ci wàllu wi soxlawul saa su ne rek ngir sukkandiku ci benn boîte wala génn kër gu mag ngir rek mën a génne li nga bëgg génne war nga koy fësal saa su ne mën nañu jëfandikoo suñuy xarala yi si ñu mel ne téléphone wala lu ko jege sax ba mën ci am lu ñu bëgg te du jaar ñu sukkandiku saa su ne ci kenn rek koo xam ne moo fiy nekk ngir ñu mën a def li ñu bëgg. Je me mets à la musique, au clavier.
boobu di tekki fii moo la fi laaj jotaay ba xibaar bi jaajëfal leen mbokk ci teelu bi di 9h45 ci kàllaamay nasaraan ngeen ko mën a am ak Adama Manouchka ba laata loolu la total jëm ci local yi ak Cheikh Hassana Fall xibaar di wéyandi ci www.emedia.sn jërë ngeen jëf.